réew. waaw ñu ngi leen di nuyu rawatina waa Altu Ndangal ma. xam naa waa Pire ngay nelaw ñoom. Pire ak nelaw fa laa jóge de. gaay Pire ngay nelaw. fa laa jóge de. Ndangal ma heure bii comme bëccëg. baax na baax na. sama Ndangal ma nag ay taax la nag. waaw waaw dëgg de. ah wax nga dëgg de. ah ñun ay Pire ville la ville. mais ñun ay taax la ñu. Pire ville la. waaw kon baax na. ñun ay ministre la. ana Mor Ngom. monsieur le maire. monsieur le maire mu ngi fa dara. ah ci maire kan la fay xëccool. ah mais foofu amul ku ñuy xëccool. waaw kooku dinaa fa yebal nit de. mu xëccoog moom. moom koy gars yi fenn fu ne naa fa yebal nit. mais am na ku ñuy wax Modou Sène Fall. am na ku ñuy wax honorable député Bousso Ngom. am na ku ñuy wax Gallo Bousso Ngom ay gagné de. ñooñu ñëpp xam nañ leen ah ñu ngi fa. Bousso Ngom ay gagné. Bousso Ngom ay gagné. waaw mais doom bàyyi Mor Ngom la. non Mor kay na dem ma dem rek. non Mor moom. ña jaar ne ma jaar ne. déet waay. waaw non Mor kay lu mu dégg maa ko. ah waaw. gannaaw Biram Fay la de. waaw Biram du laal dara. déet waay. Biram gis nga ko moom fële la. Biram moomul dara. moomul dara. kan Mor. waaw yow Mor. Mor moom xëccoowul ak kenn. Mor saa yi nen dem rek ba ngoon. ba 18h jot. bon ba tëj bunt yi. non Mor moom li mu wax leer na nee na. su ngeen xoolee gis ne doyatuma leen. waaw jël leen jox keneen. jeex na baax na. moom loolu la wax. jaajëf ma bàyyi la sa gan gi. waaw Oustaz Diaga. jaagari na ba ñëw de. Oustaz Diaga jàmbaar sama waa ji yàgg ngi nii. damay nuyu sama benn papa Moussa Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. di borom gaat dëkk fële ci Ndangal ma. nekk fii ci Yaraax maa ngi koy nuyu bu baax sama turandoo papa la sama papa lañ ko tuddee ba pare muy sama doom baay. Mr Am USA ñu ngi koy nuyu. waaw mais Am moom. Am moom gëj naa ko dégg de. non am daa am lu muy préparé. day waaj. ok day xam naa dafa bëgg ci élection. mais il faut candidat la moom it. non candidat la jàmm gën parce que jàmm gën dafa ndox ma mel moom vraiment il faut am ñëw pour indi ci solution. moo tax il faut moom daa am lu muy wàcc Oustaz Diaga ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di rafetlu sa teewaay ci émission thème de la semaine di nuyu ñi nga xam ñoo ñuy déglu ñëpp fii ci biir réew mi ak bitim réew xam nga émission bi moom c'est international. fépp lañ ñuy dégloo rawatina suñ mbokk immigré yi ñu nekk Mali ñu nekk Nigéria ñu nekk Canada ñu nekk France États-Unis ñu nekk Gabon Afrique du Sud Italie Espagne fépp foo xam ne seen immigré mu ngi fa rek Mali fii ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel waa Côte d'Ivoire tout ñu ngi leen di bàyyi xel ndax heure bi bu jotee ñëpp waa Burkina ñëpp dañuy connecté di wettalikoo thème de la semaine parce que tamit dafa am ay actualité yoo xam ne wala ay information yoo xam ne dañ koy bëgg a xam ci biir réew mi il faut ñuy jàpp émission yu mel nii di ci jëlee ay xam-xam di ci jëlee njëriñ yoo xam ne bu ñu ñëwee dañuy xam fu ñuy teg seen tànk loolu moo tax fépp fu ñu mën a nekk ñoom ci biir réew ak bitim réew da ngay gis dañuy connecté di nuyu waa waagu ñaay bu baax a baax ak waa aslem waa Tëngéej ñëpp ñu ngi leen di nuyu fàttewuñ kenn waa Thiès tam maa ngi leen nuyu waa Randu leen Nord maa ngi leen nuyu bu baax. jaajëf Oustaz ñu ngi lay ziar bu baax. waa Alaaji Baan maa ngi lay nuyu di la ziar. di ziar sama xarit sama wala yàgg nañ trop. Ndoye lu yàgg dëgg la. dëgg la maa ngi yow dañuy yàgg. dañoo yàgg lool sax. ndax ku baax nga. te nag nga am fooy tekk ci àdduna bi. te wax dëgg yàlla sagu Sénégal nga. ndax li am solo mooy ngay wax ñu lay déglu. mais kiy wax kan la ak li muy wax lan la. ba tax ne naa ko souvent yow arabisants yi duñu la comprendre waaye fi nga jëli mooy. na kenn xamatul ndax kuy wax dëgg ak ku dul wax dëgg. ndax lan xaas bi yàq na àdduna bi. di la gërëm di gërëm nag président Youssou Ndour ak ñi équipe bi fi nekk yëpp. mais nag fii taaru naa barakallahu. macha allah gëj naa fi moo tax. yow fii soppeeku na. soppeeku na nee naa fii ba 2 heures ci suba sax du ma mën a génn. waaw fii yow ci jaajëf. waaw wallaay yal na yàlla def leen jàmm. amiin amiin defal Serigne Mountakha Al Basir. ci li nga xam ne liggéeyal ko yonent Yàlla Muhammad. liggéeyal ko maamam Cheikhul Khadim. liggéeyal ko nag nga xam ne man ba kër Sëñ Abdou Karim Touré la. Sëñ Abdou Karim Touré moo daan ànd ak Sëñ Bamba. waaye Sëñ Abdou Touré nag dafa nag ko doy Sëñ Touba da ko ñëw jox waa kër Sëñ Mouhamadou Bassir. Sëñ Mountakha mi nga xam ne bii Cheikh Omar Touré ci Touba. yàlla ko li jàmm. amiin sa taxawaay Cheikh Abdou Bass Abdou Khadre bi mu ñuy recevoir ñun ñuy waaraat Sénégal. man ak Mor lu mënatu bu Lamp Fall. ci taxawaay ñuy waaraat ñoom Mor Thiam ñun ñëpp yóbbale leen géew. kon loolu am na solo trop. ku leen recevoir sëñ Bass. Bass xaw ci résidence si Ahmad Bamba bi. association bi aajo jàmm. ñoom Mor Thiam ñëpp ci lañ bokk. mais man maa leen teewaloon foog ak Mor Thiam. yàlla dafa leen jàmm. amiin sang bi ñoo lay gërëm. ndax xam nga wax surtout wax di jëm ni jamono yi heure écoute la. mooy ñiy déglu ñi ëpp mooy nit yàlla yu baax yi. ñu safoo RFM wax dëgg yàlla yàgg dëgg la.
yaa ngi koy wax léegi nga ne kilifa diine yu mag dañuy toog di déglu émission bi. déglu ko baax. sa waay nag moo jiitu ñëpp ci émission bi. wallaay wallaay. moom mi bokk na ci ñi sos émission bi. wallaay ca Environnement FM. 2003. wallaay waay. waaw ñëw na fa ba taay ma dem Walfadjri mu fekk ma fa. ma dem Seneweb mu fekk ma fa. waaw wax dëgg yàlla. moo tax sànq ma wax na ne lu yàgg dëgg la. dëgg la waaw. wax tax Ndoye nee na bu la nit di déglu ni mbaamale xool day juum. parce que dafa am critère booy wax ak Sénégal adduna bi. ba tax na souvent nee na même ñun ñi di waaraate. am na màggal goo xam ne ay otoom laa jël ay otoom. yàpp ca yama ci yëpp ni ko nañ jiitu fekk ma Touba. wallaahi dëgg la guddi gi laa topp kay. waaw lépp la ko waral mooy. maam Serigne Touba ko waral. ndax Ndoye mi day trompé nit. parce que li muy def ci lu baax. sirran wa alaaniya. waxuma Touba rek de. jël ay bagages yëpp jox ma ko ma sama L200 dem seen dëkk. moo xam bale la moo xam bureet moo xam association culturelle lu man doon. lu am man la ko jox ma yóbbu ko. te nit du ko yëg. lu ko am loolu baax la. te nag nee naa gars yi mbiru gox. lu mel ne maire yi. du affaire parti. du affaire tariqa. du affaire ASC. affaire gox la. deel ñëw ci dëj. ñëw ci mariage. ñëw ci ngénte. ñëw ci ASC ñëw ci chrétien ñëw ci musulman bu ñëw bala nga taxaw. ku ñëw laaj la ordonnance boo amul lépp defal li nga man loolay gox. kon nag bu ko bëgg sëkk ci loolu moom te moom nag il mérite. ndax doomu damel te nag da cee laaj. doom ji dëkk daw ci dëkk ba laaj dëkk bi dafa am boo nag ñu naan xubbul watan mi imaani bëgg sa réew ci dina bokk yéen tamit ne déedéet am na ko lu am na phrase bu ngeen bàyyi waa Casamance la am lu ngeen bàyyi mooy. Ndoye waa Casamance waay Ndoye waa Casamance. waaw baax na ñu ñëw Alaaji Baara dañu am benn mbokk moo xam ni dafa réer xam naa ci màggal gi la te ku ñuy wax sëñ Modou Ndiaye. Modou Ndiaye mii dafa réer depuis altine 27 ci vers 16h la réer mu mag la daal mi ngi war na am ay 50 ans waaw léegi yenn saa yi nag xel mi day dem noonu. ko xaw a njool la nii ca kaw xaw a laal tuuti xees tuuti rek xeesul pecc nag waaye laal na tuuti xeereer na tuuti képp ku ko gis daal na nga woo ay mbokkam ci 77 263 34 72 77 263 34 72 wala 76 511 54 69 76 511 54 69 nga woo ko sëñ Modou Ndiaye mii. daal xam naa ni daal ni ma gisee photo bi daal ni ruuma ku wér loolu pour ku ko gisee nga woote ko ci numéro yooyu parce que mu taxaw jamonoy màggal gi ñi réer bari na bu baax. Touba la réere wala. xam naa defe naa Touba la réere waaw Touba la réere daal ci màggal gi la réer. merci beaucoup amis auditeurs de la 94.0 ñi ngi leen ziar di leen dalalaat fii ci seen émission thème de la semaine comme ni ñu koy doxalee samedi ak dimanche bu jot ngeen ci ànd ak Mamadou Ndoye Bane ak ay ganam tey jii Baara mi ngi fi ak ki nga xam moo di oustaz Cheikh Sadibou Diaga oustaz Diaga mi ngi fi Gabriel moom mi nga xam ni moom lañ gën doon gis keroog ca jàkkaarloo moom dafa génnoon Dakar mais mi ngi ci yoon bi di ñëw thème bi ñuy waxtaane mooy avortement médicalisé bi nga xam ni mooy coow ci dëkk bi ñu ngi koy coow fu ne rajo yeeg télé yeeg grand place yi fépp ñu ngi ko fay coow xaw ma dañ koo bëgg a dagalan ci réew mi xaw ma dañ ko bëgguñu ko xawee daal ñu ngi koy coow am na ñoo xam ne ànd nañ ci am na ñoo xam ne ànduñu ci ñiy yëngu ci wàllum diine nag ñu ci ëpp ànduñu ci waaye am na ci ñoom ñi nga xam ne ñooy koy bëgg koo daganal ci dëkk bi am nañ seen i ustaas am nañ seen i imaam am nañ seen i ustaas am seen i imaam yu ko daganal am na ci koo xam ne sax bokkoon nañu plateau ku sant Fall man ko sa Fall gi de xawma fu mu jóge waaye Fallu xaale Amar Fall ga ma xam sa maam xaale Amar Fall da jàngaloo loolu da laa ko wax ñu wax ma daaj koy génneel ay bagage ni ko sa maam xaali Amar Fall ma bàyyi ci biir jànguluñu lii xam ma nag sax Fall ban Fall la waaye Fall gi ma xam xamuñu avortement médicalisé waaw loolee nag Gabriel xam naa ni mi ngi ci yoon wi du ñàkk ni dina ci ñëw waaye Gabriel fa mu taxaw moom dëgër na waaye ñeneen ñi it fi ñu tabax taxaw dëgër na waaye nag état yi nee nañ daal ci jamonoy Ablaye Wade demoon nañu mappatoo ba signé woon fa këyit gu koy daganal te dëkk bu ko signé rek da nga am pour daganal ko waaye moo tax ma ni suñu état yi suñu demee ci dëkk yooyu nañu xool la ñuy signé ndaxte dañuy sóor suñu diine yi di sóor suñu cosaan ak suñu aada man moom débat ba des fois ma def débat daal yi xaw a yam waaye nag bii man wax dëgg yàlla dama cee jeng man dama caa àndul wane ni carrément ànduma ci mën naa nag sama trompe
xam nga baara nag moom léeg-léeg mu ànd ci léeg-léeg du ci ànd xam naa débat bee tax. waaw waaye su micro yi tëjoo moom am na ci gis-gisam. mais dama bëgg yaag oustaz bi. ngeen oustaz xam naa du ci ànd. waaye yow ci biir waxtaan wi. est-ce que du ci oustaz waaw tegal ko lii damay déglu ma may la tuuti ci Gabriel li mu wax. bala ñuy xuus. xam nga Sénégal dafa di dëkk boo xamante ne dëkk yoon la. bu dee dëkk diine it tamit dëkk yoon la sénégalais dañu war a waxtaan xam ne ba xam Sénégal li ñuy tënk dañ koy tënk ci yoon wala ñu tënk ko ci diine jigéen bi nga xam ne dañ ko siif yegg ci kawam wala ki nga xamante ne mooy mbokkam def ko war nañ ko mën a may mu xalaat seet digganteem ak boppam digganteem ak boromam bu fekkee ëmb boobu bëgg na ko dindi mu dindi ko te tey ji Sénégal dëkk la boo xamante ne nii am na yoon bi nga xamante ni day daganal jigéen bu ñu siif wala bu ñu yegg ci sa kaw sa mbokk def la ko ñu may la nga dindi ëmb boobu loolu benn atte la boo xamante ne kenn waru ci dugg diggante nit ak boromam donc Sénégal daal loolu dañ ko war a waxtaanee ñu bàyyi lu ñu wax rek ñu ne kilifa diine yi am na lu bari loo xamante ne diine daganalu ko te yoonu Sénégal daganal na ko donc nañ ci waxtaanee ci jàmm ak salaam rek. gis nga Sénégal dëkk diine la waaye dëkk yoon la tamit te fii luñ fi tënk lu nekk rek ci yoon lañ ko teg parce que fii ku la tooñ tribunal nga jëm ak moom ku la siif tribunal nga jëm ak moom ku la sàcc tribunal nga jëm ak moom donc dafa am loo xamante ni nañuy continuer di ko teg ci yoon bu fekkee tamit dañu ne yoon boobu doyatuñu diine gi moo ñu doy nañu jël diine teg ko fi ci bépp boor nag am na ñoo xamante ne nag dañuy topp atte bi tey ñu atte ci yoon suba ñu atte ci dëgg Sénégal am na yoo xamante ne ni bu la nit violé yegg sa kaw war nañ la may jigéen yow nga dindi ëmb boobu loolu dafa am yoon boo xam ne tegu na Sénégal boo xamante ne war nañ may jigéen ñu jël loolu bu fekkee tamit dem nañ ba ci biir ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi nee nañu lañ ñu mayoon dañ koy dindi nañu dindi ñu waxtaanee ko mais ñi nga xamante ne dañuy mbubboo diine ne ñoom dañuy ci diine la ñuy wéyaluñu ci diine seen poos leen tax a jóg dara taxu leen a jóg. ñoo ko déggandoo Alaaji Baara dégg nga Gabriel li mu wax Cheikh Sadibou dégg nga soxna si wax nii normalement léegi mu war a eski fii ci plateau bi moom nga war a jàkkaar lool d'après li mu waxagum lan nga ci jàngat parce que ñoom dañ ni xale bu jigéen bi nga xam ni waajur mu góor da ko sàkku wala frèram sàkku ko war nañ ko mën a may ñu defal ko avortement médicalisé ndax xale boobu su juddoo moog yaayam ñooy bokk bàyyi te dafay ñaaw ci société bi ñoom loolu foofu lañ teg seen wax képp koo xam ni dañ laa siif la wax siif ku ñu siif ba nga jëli ci ëmb même su dul sax inceste même su dul sa papa la ëmbal même su dul sa frère la ëmbal mais su la ab jàmbur sax siifee ci àll ba ne de siif la ba siif googee nga war na ci lor am na war nañoo wotee loi boo xam ne mën na laa may nga dindi ëmb bi ndaxte nangam ak nangam ñun leen noonoo ñun leen am na ñoo xam ne ñi ngi yàq ay ëmb saa su ne ñu leen di jàpp di leen tëj ci kaso bi am ñu ay jur ay doom di ko jur ba pare di ko sànni pour ba xeex loolee tamit ak ñi nga xam dañuy yàq biir ci clandestinement di dugg ci ay néeg di ko yàq am ñu ciy faatu ak ñoom seen parce que loolu mi ngi am ba léegi ne ñu daal koy daganal suñ ko daganalee ci assemblée nationale léegi ni képp koo xam ne lu mel noonu dalaa dal nga am droit def ko man leen nag dëkk bi dafa doon loo xam ni bis kun ko fi dagalee dina mel ni làmb ju tas sabar gu tas la xale yi dañuy dem di joxe ji seeni bopp fële soo ëmbee dem ni avorté wala sa jëkkër sax ëmbal la nga dem ni damaa siif wala dañ maa siif wala nga def sa jëkkër tukki nga def naka su dul noonu ëmb ci ba pare daal ni xam nga damaa gën ñu violé maag yooyu viol boo xam ne ci ginnaaw tookóor ba la wax dëgg yàlla du am benn preuve buy wane ni yow ban daal loolu lañ ci ma oustaz mais moom li mu wax boo koy déglu day mel ni loi buñ mayee ba pare la parce que daf ne bu fekkee ne li ñu mayoon dañ ko bëgg a nangu waaw dafa mel ni loi bu leen état may ba pare état moo dem ca Maputo waaw signé fa waaw am ay lii lañ bëgg a tënk am ay dëkk yoo xam ne signé wuñu mais état wu Sénégal ca jamono yooyee 2000 xaw ma lan la
ba maître Abdoulaye Wade fi nekk. ñoom ñoo signé. waaw foofa ca protocole de Maputo. signé que ni lii nii suñu demee ci suñu dëkk. dañu ko du jàllale assemblée nationale ñoom ñoo ko signé protocole de Maputo lañ koy wax. après dinaa la wax date beeg. mais est-ce que gars yi xam nañ signature dans li ci ne ci problème. loolu mooy loolu mooy indi coow li nag. signature oustaz. sur le plan international lépp lu ñu signé foofa. waaw suñ ñëwee fii dañ ko war a appliquer. moo tax état yi suñuy signé ti fële. dañoo war a xool li ñuy signé. waaw li dëppoo. dañoo war a xool li ñuy signé ak état bu fi mënti ne nag. waaw état yëpp. état la léegi ginnaaw nag dañ ni état continuité la. la état bi fi nekk. gaa yaa ngi kay teg pression. pour que loolu lii nii ñu jàllale ko assemblée nationale. te booba bis bu ñu ko yóbbu assemblée nationale man yàlla na ma fa fekk. su boobaa dëkk bi dina tànk. ñaata loi yoo xam ne nii loi yoo xam ne yu gën ci askanu Sénégal ñoo nekk assemblée te voté wuñ ko. waaw léegi ñuy teg pression loi boo xam ne. waaw tey boo defoon micro-trottoir bala ngaa gis nit ku la ne ànd naa ci. waaw. te bëri na ay loi yoo xam ne heure boo ko tegee. koo wax mun a ànd naa ci ñu voté ko. tey vote loi ñu xam nga loolu la ko leen rey. li ñu parce que ba ñuy dem. waaw Sénégal dafa yóbbaale délégation bu mag. ay sénégalais ay jullit. dem ca Maputo. ñu wax leen li leen di wax ñu accepté ko. am na ay dëkk yu ko nangu yu ko xam ne ñu ngi koy def. ay Zimbabwe. non xam naa dëkk yu koy def yu bari. am na dëkk yoo xam ne accepté ñu ko def mais ñu ngi koy def. am na ay dëkk yu ay Cap-Vert yi. ñoo ngi ko fay def. parce que ca protocole ba la. mais am na dëkk yoo xam ne dañoo téye seen bopp ba léegi signé wuñu. Sénégal nag dañoo bokk ci ñi signé woon ca jamono joojee. ñoom nag foofu lañ mooy. pour ni ginnaaw signé woon nañ ko. te am na ay jigéen yu ciy souffrir. lii dañ ko war a jàllale. y a beaucoup de femmes qui souffrent ci ay viol. di ci jëlee ëmb. ay y a beaucoup de femmes yoo xam ni seen i papa dañ leen di def na ko su doon inceste kër yaa ngi toj. mais xam nga tam war nañ leen mën a taxaw beneen taxawaay. bu dul avortement. xam nga dama mos a dégg benn borom xam-xam. mu ni ay jur doom sànneeg ay avortement médicalisé. bàkkaar bi. xam naa ne sëñ bi nee na jaaga dina ci ñëw. bàkkaar bi. xale bi bokku ci. déggoo ma de. waaw xale bi deful bàkkaar. ku góor ki ku jigéen ki. ñoom ñoo def njaalo. ñoom ñoo def bàkkaar bi. mais xale bi deful bàkkaar. mais pourquoi ñu bëgg koy éliminer. su ñuy éliminer kay nañ éliminer ñaar ñi def bàkkaar. wax jàngoog de. ñaar ñooñu. def bàkkaar ñoom ñaar la ñu war a éliminer. mais ki nga xam ne moom deful benn bàkkaar moom. moom dëbbul. dëbbuluwul. fekkewul fa ñuy dëbbee. fekkewul fa muy dëbbee. waaye dëbb baa ko indi. waaw. waaw mais moom deful dara. mais pourquoi moom maanaam di toj ay nen yoo di fay ay nen yoo tojul. c'est que tamit foofu man xëy na buñ ci duggee dinaa laaj oustaz. doom jooju tamit xam nga doom jooju islam reconnaître ko. islam reconnaître doom ji ci niñ ko waxee. léegi doom ju islam reconnaître lu tamit. est-ce que doom jooju juddoom moom it am na beneen jeexital bu mu war a amaat ci société comme islam reconnaître ko en tant que doom parce que doomu jàll xam nga loolu du thème bi sax mais. non dañ ciy dugg ci démb loolu dinañ ci ñëw. parce que démb ci suba. am na ci oustaz yu ma dajeel fii sama xarit yoo xam ni ñoo ngi doon débat fii. nee naa leen ñu wax ay doomu njaalo comme doom jooju nga xam ni. benn waay moo jóge fële. teq kee. ba doom ji juddu ca. doom ja. man leen oustaz Sadibou Diaga. moom moo ñëw ngénte. tudd ko. waaw tufli ca nopp ba. te oustaz Sadibou Diaga xam na ni Matar mii daa am jabar. njaalo bu jur doom ji. oustaz Sadibou Diaga lu ko lislaam wax foofu lu ko charia wax daal di ko soo ñëwee na nga rey Matar. mais oustaz reyul Matar. mu Matar woo ko mu ñëw toog tudd ko. ba pare ne diw tudd na doomam diw. kon reconnaître na doomam. waaw oustaz bi ñëw tudd si wala imam bi dafa ñëw tudd ko. ba muy dem ñu jox ko paas. tibbal ko ca laax ya mu yóbbu. ba pare laaj yelimaan ñu jox ko. oustaz moomee. mooy toog gis ki ñu waroon a rey di liggéey. di étage di jëndi oto. bébé bi nga xam ne moom la ñu wax ni juddul ci yoon xale bi di màgg. di jàng ñaan ko sa pap diwoy baayam. ay diw rek diwoy baayam. maa ko ngénte lu neex la ma ca yaayam lañ ma ca teral. oustaz wala imam bi ko tudd. xale ba màgg baayam dee. oustaz ba ko tuddoon wala imam ba ko tuddoon muy ñëw ni ko doo doon. ndax islam reconnaître. waaw lu muy oustaz islam reconnaître lu ko ca pii le début.
waaye depuis le début la l'islam ni nañ rey baayam. waaw wala ñu door ko téeméer. soo waxee ñu ni Sénégal loolu amu fi. man daal d'accorduma lii nañ ko appliquer waaye suñ koy appliquer bu ñu bàyyi. bu nekk justice à deux déedéet bàyyi deux. bàyyi un ba pare bëgg a rey deux. un la ñu war a éliminer. doog a ñëw ci deux. waaye dañuy bàyyi un. ñu appliquer deux. loolu tamit sew-sew la. xale bi nga xam ne innocent la. indiwu fi boppam moom deful benn bàkkaar. ñu appliquer charia ci moom. waaw d'accord na te def ñu bokk. waaw kat def ma. waaw ki indi pistolet bi. jëlee ko ca camp ba. te du yoon. indi ko fii teg ko. sarse ko ay bal. ah. tiire. waaw. waa ji dee ñu ne yow. waa mi ko ji dee fekkee la ñuy jàpp. waaw waa ji dee ñu ne yow mi ko fekkee. yow la ñuy jàpp. waa bi du ki jëli fetal ga. ca camp ba sarse koy bal tiire nag. ñu ni kooku daal dëkk bi ñu nekk àttewuñu lool ginnaaw lu tax ñu koy àtte fii te duñ ko àtte fee. ñëpp ñun nag ay jullit lañ luñ gëm charia lañu. mais charia dañi bala ngaa pes 2. pesal 1. 1 lañ ngeen ko war a rey. léegi nag loolu nag mi ngi yëngal kër yu bari. parce que temps yii passé oustaz dinañ ci ñëw dañuy bëgg ñu réale temps bi. dafa am benn waay. boo xam ni bi mu comme noonu ni ma wax nii noonu la juddoo. muy jàng li baayam di liggéey. li baayam di liggéey. loolu la dem jàngi. nekk kër baayam. mais moom dafa jàpp ni papaam ak yaayam dañoo divorcé. kenn mësu koo leeral ci dara. mu nekk ci biir kër gi. papaam feebar. mu yore puisque moom moo jàng. rakkam yi ay xale lañu mu yore entreprise u baay bi. di ko dox teg ci yoon mu gën a dox. ba baay bi doon ko yore. terrain baay bi oustaz. ci ay loxoom la ne. xaaju alalu baay bi ci ay loxoom la ne. njàngu xale yi ci ay loxoom la ne lépp ci ay loxoom la ne. lenn yi nag dem na ba nga xam ne alal ji lii moom moo ko moom lii baayam a ko moom et tout terewul mi ngi gérer kër gi. bi xale yi màggee mu former leen ñoom tam ci liñ jàng jox xale yi lii. xale yi tamit commencé di gérer ñoom tam ñu xëy suba papa ji gaañu. mu dëj bi def lépp ba miraas des ci. paa yi ñëw ni ko yow doo doondu. paa yi ko ngénte woon. ñëw ni ko doo doondu wax indi fa coow. mais xamu nu mu def bi mu rek ba sonn xamu nu mu def dafa génn kër gi waaye la desoon ci alal ca kontam ak terrain yam yoroon ci turam ak yëpp lépp la jël ni leen du leen ko jox. yeneen doom yi la mu yor mu bakkook ñoom. ñu wax mu ni leen yéen ñii ni ma doo doon lu tax reyu leen sama baay. Ndoy. waaw ñëwul. maa ngi gërëm yàlla di leen gërëm yéen ñëpp. xam naa waxtaan wi comme commencé gut. mais ni ngeen ubbee rek xam-xam la. xam nga mag ñi dañ daan dénkaane. yeneen bi avant mu dem muy ji borom bi tabaraka dafa dénkaane. kuñ naan Mawlana Abu Muwayhibu. te pourtant Aboubacar ma nga foon Ousmane ma nga foon Aline ma nga foon Omar ibn Khattab ma nga foon waaye ñu ne lu tax mu tëb ñooñu dénk benn waay. ñu ne Aboubacar gorom la xaritam la. jombut bu demee ba jamono ñëw bu waxee dañ naan li muy xaritam li muy gorom a tax. ñu ne Ousmane gorom la ba pare nag doomu bàjjanam la. ñu ne Seydina Ali ñu ne rakkam la. loo tax ñu naan nag ñaari ku jege du seede. waaye jaamu yàlla bi yonent yàlla Muhammad tànn. nit ku xam ne ku sell la woon. ku mag mu dëgguloon ci jéem Madina ñu ko xam bëriwul. moom la Seydina Muhammad wax booba feebar baa ngi commencé. ñu ànd ba buntu armée li mën a ko déglu ma te lu ma la wax. bindal jamono dana ñëw bu jotee nga tontu nga wax ni dañ la déglu ndax ku xam ne ku wóolu nga. am nga lu am solo la. waaw gis nga li xew ci sa kër yi. ba ci affaire ndono yi. mag ñi dañ daan xam ne kii du doom joo xam ne bi lew na ko. mais danaan woote. ne sama doom yëpp ngi waaye kii day wax dëgg yàlla ni ma amee ndeyam. ni ma ko amee. islam da gërëmu ko waaye dénk naa la ko. li ma am lii la ci alal waaye lii moo ko moomal boppam ci muy dund sama sago dara jotuma. waaye bu ma faatoo nag lee bokku ca. dégg nga wax ci baax. waaw yooyu moo ñàkk. waaye li ko xam ne ko loolu mooy sookali. mooy ñàkkuñu di ñëpp même man ñii wax mi yow islam. ak les ay maye. dañuy tëb waxtaan yi. nañu waxtaan cause bi mooy islam.
bu ñu jàngul islam dëgg lu bëri duñu daal. xam nga toog naa benn télévision ma ne na waaw doomu njaalo doonu man ko ankay dana doonu koy. mënoo man ko da ngay tey. doomu njaalo dana doonu yaayam mais doonu baayam. waaw. alors yaayam. doomu njaalo da koy doonu. waaye nag doomu njaalo nag attention nit la. mais am na ñu wax ne tamit day doon. am na ñu ne. su fekkee ne baay bi kese moo revendiqué ne maa ko jur. yaay ji ne kii moo ko jur amul keneen ku ko revendiqué da koy doon. ñoom nag ku ne xam ne ne ko jur parce que loo tax ñu ne doom. ndeyam rek moo mën a wax ne moo ko jur. waaw. bu ko dee wax na ko nag dina doon ci kaw. ñoo xam ñoo seen bàkkaar ñoom diggante yàlla la. waaw xam nga li nga wax mooy dëgg la. parce que nit mën a judd ba màgg du xam ne. doomu njaaloo waaye ndeyam xam ne nag juru ko. mais bàyyam day sukkandiku moo ko jur. kon dina doon. ok parce que la lu ñu indi la parce que kenn xamu ci dara. yow mi nga xam ne yaa xam ne yaa wax sa diggante yàlla nag du nan la sa bàmmeel jaral bañ cee fen. dara jëru ko. c'est que fi baan di waxee mooy. xam naa fi nga wax léegi. xam nga fi baan di waxee mooy. imam bi ñëw. di tudd su doom ji xam na ne doom ji doomu njaalo la. xam na ban àtte la ko sariya wax. ci mu àtte. waajur yii. mais foo mu tudd. waa xaaral mu ñëw rek. xam nga àtte bi ko sariya teg. bi mu teg ay waajuram moom xam na ko. àtte boobu bu ñëwee moom mi nga xam ne sariya lay wax tegul àtte boobu même bu fekkee da ko war a dóor téeméer dóoru leen fekkee ku islaam waroon rey ko mais lan moo tax moom su ñëwee pour miraas ne doom ji kat du doon ndax islaam reconnaître ko parce que bàyyi na àtte sariya fële bëgg ko appliquer fii te islaam alxuraan daf ne kenn du mbugal keneen ci bàkkaar bu keneen def wala taziro waaziratu wisra uxra voilà amul kenn ku am droit sanctionné nit wala sanctionné kenn ci bàkkaar bu keneen def. léegi nag moo tax ma ne la défi bi am adduna bi am jullit ñi am ko ñun ñu waraate am ko mooy. dañu leeral nit ñi texte islam. awwalu ma yajibu alal mukallaf. lu mu ci wax tahsil iman. summa maarifatu. maa yuslihu bi faraa'id ka. ahkami salaati. wa daxaarata. suma. bi maanaam ñun ñëpp bu ñu doon tënku ñu nekk jullit boo nekk en vie de musulman wala dëkk ko ci. war nga dem leeru. moo tax mu ne li jiitu ci mukallaf ne mukallaf la day wéral ne moom jullit la bala ngaa naam jullit. nekk ak nga am mukallaf bi maanaam mooy bu dee jigéen la dana toll ci 14 ans ba 15 ans. góor la 17 ans ba 18 ans. mukallaf bi maanaam da nga gis maniyu da nga gis paqutaan ak karaw noq. jigéen noonu ko xam ne góor jigéen bu ñu leen boole ñu mën a am doom. kon la waroon ndey ak bàyyi war na ko. bu deful bàkkaar dañ ko duma. dañ ko bindal xam kon mukallaf mooy mat naa. waaw. léegi nag la des mooy kan léegi nag ñàkk xam seen diine moo tax mu ne suma maarifatu mooy alqira ak jàng. gis nga sëñ bi. coow li coow yëpp mooy ñàkk tegu sharia. sharia mooy ñàkk dem jàngi. ndax nit ki bu jàng du xam. waaw. léegi nag problème bi mooy ñi fi nekkoon dañ naan carrément boo gis islam daan wax xam nga toll sax comme ndaw si wax kii ñëwagul. dugguñ ci loola. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa def jawaahirul kalaam. daf al mubaayat rijaalu fii makkatal mukarram bi fi bayti Abu Sufyaan voilà. kër bi def fatu Makka dafay ñëw kër Abu Sufyaan. ñëpp daje fa isa ja alaf ta la wàccee. ñu def sàppe ñuy tuub di jéggulu ci li ñu ko doon def tey dugg nañu islam. bi ñu jeexee jigéen ñi ñëw jigéen ñi bi ñëwee Hind moo doon porte parole bi. yéen bi dafa ñoom texte bu am solo. bi maanaam kon ñun ustaas bala ñëw tuubal nit. dañ ko wax islam li mu bëgg ak li muy bañ. est-ce que da ngay dégg loolu. wat nañ nga ne waaw ñun ñëw la noo ko bëgg Fatima Bamba Xaadim Jaara ngay dégg. mais duñ ko wax islam bëggul lii la bañ. dégg nga wax ci la. yonent yàlla Muhammad moom bi mu dajale jigéen ñëpp dafa war dajale ñëpp mu indi paanu ndox. moom moo njëkk a raxasu. sallallahu alayhi wa sallam. daal di jigéen ñi comme mbooloo ngeen def leen ñaar ñett ngeen raxasu. mañ pare ñu jël ndab la teg fële mu ne nag foog ngeen utu porte parole ma wax ak ñoom. kon porte parole yàgg na. ñu tànn Hind. Hind na déedéet xamul tax mu ne déedéet. xam nga jàng histoire bi. xare Uhud xam nga la mu fa defoon. rey Hamza. génn resam ak lañ ca wax yëpp. xëpp ko dara ji daal di koy wax jox ci ñaaw yéen tamit ku def li dem jaxanam yàlla na ko déedéet. mbir àjjana ak safar rasulaay santu ma nga ci dugg. sama mbir bopp la. nekk te yàlla xam ne kii dana toog ba dugg àjjana. waaye bi continue discours bi continuer jigéen ñi ne ko yow Hind soo tànnu ne yow la
kon suñu audience Rasulullah dañ koy annulé. ndax yaa suñu première dame. yaa suñu présidente de femme. mais dafa nangu. mu ne kon may leen ma mas ko ba du ma xamee fa innaha kaanat mutanaqib aw mutanaqir xaifatan lan fa aliha may leen ma mas ko muur ba du ma xamee ndax am na lu ma defoon. loo defoon waaw te boobu mën na ma xamee ba fayu. waaye nag ndeysaan bu wax ji continué dana xam Rasulullah ak li ñuy xalaat du benn. xam nga looy calcul li ma wax nii gis nga yàlla lu munta bale amut. yàlla lu munta bale. amut ba ci rey nit. ak façon reyin yo ba ci njaaloo lu muy métti métti. innahu xafur rahima waaye nag suuratu tawba an nadamu ala ma faata. sartu tuub moom dañ koy xam ba pare nag ne ni bi ma déggee nooy bànnu ak oustaz wax lii dama koy fàttali suma baara imam baara la ko wax imam baara déedéet attends xam nga dafa am ñaari baat xam nga oustaz du caagin kuy làkk arab képp kuy wax lu leer te dëgg jàngalekat la parce que boo xoolee comme des jeunes barakallahu du tey nga fi nekk ñaata ay imma ñu ngi lay déglu ñaata séphologie yi déglu ñaata yi xam gëmuñu la ñu déglu ñaata professeur yi déglu mais boo doon tey da nga juum contexte dana bëri mais dañuy rafet sa xam-xam mais kon ay imma nga ñu ne kon li nga xam ne baaraan koy wax bañ dégg ko moo ma mën a yee ba ma xa tegu ci chariatu islamia léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di taxaw nax ne comme nag da nga nëbbatu waaye nag lu wolof naan ku wax feeñ lu mu njëkk a wax ak ñoom sallallahu alayhi wa sallam an yubaina an la tuskuru billahi shay'an ay waajiri comme ñëw ngeen ci man te mënoon a wax ne hinda yow mi muur masque wu mu nekkul ma xool la mais teggin islam da ko bàyyi ci biir naa ki ngeen tànn ñu ne waaw mun a acca bis ni ko tey bu ngeen bokkal bis ni ko tey dootu leen bokkal ak yàlla kenn kon xam nga kon nit ki loo koy génne war kon ne bokkal na dañ ci yow ba pare nga soog lu muy du ko nag defar ndax yére bu weex boo ko bëgg a sol fekk nga tilim sangal ba set ndax du la sonal mu ne kon bu leen bokkal ak yàlla kenn xin na di ngeen yaa rasulullah ne bu ñu bokkal ak yàlla kenn ci biir jàkk ji barka rasulullah lu ñu ci tegaat mu ne wala tasriq na bu leen sàcc fii lay feeñee bu leen bokkale yàlla bu leen sàcc kon yaa ngi commencé orienté nit ñi ci yoon bu baax yéen ne yonent bi nee na bu leen sàcc xam nga yéen wax na ñëpp dégg te mbooloom jigéen la de yonent bi taxaw leen sàcc bëri na façon ba ci sa borom kër tey kalpeem mi ngi tey sa soxna nga wàcce nga léegi ci RFM dem ñibbi bàyyi kalpe bi am na weccit xam nga da ngay xaw a récupérer suba sa ndekki jot ndekk am na sa café bu mankoon mu jël sa poos kii dina bi jënd café malgré lu ko war la mais ci xeetu sàcc la bokk ci islam da la waroon yéen jël naa ci fukki dërëm xam na yooyu looy bañ mu tàmm ko mu ne wala tasriq na boobu nag yonent bi na bu leen sàcc ba loolu ci xeetu sàcc la boobu foofu na la Hinda wax ne yaa rasulullah yaa wax loolu mu ne ko waaw mu ne fa inna Abu Sufyaan rajulun saxiihun yaa rasulillah ni ki Abu Sufyaan de sama borom kër la ak a nay yonent na waaw kii masque wu moo wax lii te Abu Sufyaan ba ma xamoon Makka ba tey jii takkul ñaareel bu ma xam ku dul Hinda mbaari yow la mu ne Hinda tiit nag yuuxu ne baal ba yaa Muhammad rasulullah ndax lan lam defoon ci lu ñaaw yéen itam ne ko nag loo defoon ci lu ñaaw lu métti métti tey jii dugg nga ci islam fàtte loolu mu ne ko nag léegi nag mu leekul bi maanaam bulkaa bi ba mu des xijaab bi ndax ñu mën a identifier mais discours bi dafa continuer lu mu ca teg wala tasine bu leen njaalo xam nga ne bu leen bokkale bu leen sàcc mu ne bu leen njaalo wax ji nag mooy débat tey bi yàlla wax ne wala taqrabu bu leen jege yent bi ñëw nag daal di décortiquer waxi yàlla ji wan ne doomu aadama pour nga mën a nekk un noble gën ñu ne ak a baax bàyyi ak a baax ba ñuy labat di yaayam ba takk ko ba indi ko warugar ga tey bis bii lañ koy muur ne ñëpp mbokk yëpp taxaw te loo am indi ci ba ñuy fecc waaye nag boo demee ba jaay ba wanteer ko du fa jar loola moo tax islam di ñëw di artu loolu balaa loola xaw moo tax mun a wala tasine bu leen njaaloo bu leen njaaloo ba Hind ci boppam daal di commencé reetaan ni yaa Muhammad ñëpp ree mu ne ko ndax góor dina njaaloo xaw tasine xorata yontu yàlla Muhammad daal ree ba sàkkaram feeñ mu ne njaaloo góor ak jaam ñëpp ci am daganu nit def ko mu ne ñoom pour moom njaaloo nongul du ko def kon xam nga dangereux la
yéen tam xam ne teg ba ne wala taqtulunna awlaadakunna bi wa'din wala isqaat sallallahu alayhi wa sallam. éviter leen di rey seen doom fekk ne yi ngi ci préparation. ñu lan ndax mani mu ne dee du mani bu commencé am deret ak quelques weer rek commencé na am doomu aadama mun a wala comme moo tax mun a wala taqtulunna mais daf éliminer la wax. bu la boo waxoon laa yaxilu rek kon bañ naan kon daggal na bu la neex diine bu la ko bañ a diine mais ba mu ne taqtulu mooy éliminer rey na. waaw léegi li ma jaaxal mooy. dama dégg ñu ne. ki ko bàyyam def wala frère am. waaw mais keneen ki nga xam ne nag du bàyyi du dara mu def ko nag. kon ñoom dañu wut buntu. bu ñu waree ne bàyyi ak doom pour sentiment. pour mën ko def leneen xam nga. waxi yàlla ak wax yonent ak waxu ay ONG dootul benn. ñooñu yëpp ba tey lu baax la. waaw mais est-ce que si wax bi du détail dugg na ci pour nangami jour wala nangami mois pour mu parce que am na yenn borom xam-xam yu ne il faut mu mat 40 jours ñii ne il faut mu dem 4 mois ñii ne bu xasee dugg ci ovule bi rek amatul droit dindi ko léegi xam nga tamit des fois ci borom xam-xam yi. dafa day mel ni ñoom réer bi nit ñi di réer foofu lay amee. parce que kii day ñëw jël ay repères am ci alxuraan wax ne nii la ko alxuraan gisee keneen ñëw na nii la ko alxuraan gisee tey boo gisee yenn borom xam-xam yu bari dañ lay wax ne la bu matul 40 jours ñii ne fii ak 4 mois du nekk bakkan amagul ru. léegi nag est-ce que ci waxu yonent bi ndax am na benn détail wala benn sew-sew boo xam ne mën nañ ci xamee ndax bu demee ba doon nangami weer la wala nangami fan la wala. sallallahu alayhi wa sallam bi muy waxtaan jigéen ñi la doon waxal sax booba. ñuy wax ci ne bul bokkaale bul sàcc. bul njaaloo. weer mu ne bul éliminer. bi maanaam bul avorter. waaw wala taqtulu awlaadakunna la wax. bil wa'di wala isqaat bi kon avortement lay wax. waaw léegi avortement boobu laa wax nag moo tax mu ne bu demee ba am deret commencé am ñeenti weer ba ñeenti dugg na mu ne bu ko éliminer boo ko defee rey nga man nag contexte bi laa waxtaan en tant que historien waaw loolu la wax dama ne ndax léegi nag ci texte bi dafa am indication nangami weer wala nangami fan moo tax mu ne bu amee ba am na dugg na weer ñeenti weer ak ba dugg juróomeel bi mu ne walaa taxtul bu ko rey bu ko éliminer léegi nag am na loo xam ne comme médecine li mu jàng man jànguma ko moom xam ne doomu adama formaam fu muy tàmbalee ak foo xam ne bu formaam fu mu tàmbalee parce que boo xoolee ci texte yi Youssouf Xardaawi yi mu wax moom daf ne bu matul ñeenti weer yàlla ëffagu ci ruux kay moo tax ñu ne bu demee ba passé ñeenti weer waaw yonent bi ne walaa taxtulu awlaadakunna kon rey bi daal bu passé ñeenti weer lay mën a doon dugg na ok moo tax ñu ne parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ba xam ne gis nga adduna dana ñëw seetaan dana comment dafa ay formules yu bees ci tous les contextes musulmans yi xam nga dem na ba mu ñu ne nit ki sabulal azim dañ na tamit tey bu fekkee ne comme d'accord nañ ci non dama koy may mu déglu tuuti Ami Sakho waaw déglu waaw xam nga tey bu ñu beaucoup de choses à faire surtout en ce qui concerne l'avortement médicalisé parce que comme vous le savez le Sénégal a ratifié pratiquement toutes les conventions tous les protocoles qui consacrent ce droit à l'avortement mais sur le plan interne l'application fait défaut donc le principe de l'interdiction demeure avec le code pénal beaucoup d'autres lois et règlements qui interdisent l'avortement contrairement aux engagements internationaux que le Sénégal a eu à prendre. On est en train de faire le plaidoyer. Nous avançons, je peux dire, mais il faut dire que nous n'avons pas encore atteint l'objectif. L'objectif, c'est l'autorisation de l'avortement en cas de viol, inceste et quand la santé de la mère est menacée, conformément à l'article 14 du protocole de Maputo. J'avoue que depuis 2013, on a rencontré pas mal de difficultés pour pouvoir y arriver, mais quand même, nous sommes en train de mener ce plaidoyer pour l'autorisation de l'avortement en cas de viol à inceste. Mais quand même, il reste beaucoup de choses. Je dirais
l'environnement socioculturel qui n'est pas toujours favorable, ça il faut le reconnaître, mais il y a aussi l'obstacle religieux qui est là. Beaucoup de religieux s'opposent à cette autorisation de l'avortement parce qu'ils pensent que nous sommes en train de mener un combat contre l'islam, alors que c'est tout à fait le contraire. C'est un droit pour le respect des droits, c'est un combat pour le respect des droits humains, mais c'est un combat pour le respect d'un droit humain de la femme fondamental. Mais souvent, ils ne le comprennent pas de cette façon et souvent c'est eux qui s'opposent à ce que nous sommes en train de faire. Mais il y a aussi une certaine déformation du message que nous sommes en train de véhiculer. man leen kon xanaa kon. xale bi moom amul droit. waaw xam nga tamit moom la oustaz la su fekkee ne lii yenn borom xam-xam yi wax ne 4 mois ñoom mën nañu joggi foofu ne léegi bu amee 2 semaines wala bu amee 40 jours wala bu amee nangam mën nañu joggi foofu xam nga problème bi mooy tey bu fekkee ne parce que ñoom comme ni ñuy waxee ni naan dañoo ratifier convention de Maputo nangam yooyu yëpp ay ndëgg sërëx la rek yu ñuy lal. parce que tamit bu ñu waxee ba ñu légaliser ko dina mel ni sabar gu tas fii ci dëkk bi non dëgg la. parce que enquête bi ci war dëgg. parce que tey ki ñëw ak i jooyam ne ci àll ba lañ ma ko defee xaw ma ñu ko def daw nañu waa léegi kooku loo ci mën xaw ma ñan la daw nañu léegi loolu loo ci mën ah xam nga tey buñ nee papa la tey pourtant doom jooju war nañ ko mën encadrer mu judd ñu jël ko am na ay ñoo xam ne mën nañ ko adopté wutal ko yeneen waajur yeneen ndey ak yeneen baay am na ñoo xam dañuy jur doom yóbbu ko ci villa SOS yi ay nit adopté ko yar ko ba màgg yóbbu ko feneen bu màggee sax du xam ne moom ci noonu la juddoo. mais tamit problème yi gis nga oustaz fii ci Sénégal gii. tey bu fekkoon ne benn doom juddoo na noonu ñu bàyyi ko ci kër gi mu juddoo bu demee ba keroog muy màgget 2 baat 3 ñu ne ko sa maamay sa baay ndax Sénégal dëkk boo xam luñ la xamal ci lu bon moom wax ko. waaw nga baal ma. am na benn saaba benn aswala benn yéeféer. danaan def fu yonent bi toog muy bu jël parole rek wax ñu ñaaw le wax yonent Yàlla Muhammad. yonent bi noppi rek. bis yàlla mbir bi soppi ko. sàppi ko daal. yàlla na yonent bi nekk kuy sa baay. ci biir nit ñi. nekkat affaire boobu jëm marqué na ko mu dem ne yaayam. man de tey de yonent bi dafa maa wax joo xam ne dafa maa jaaxal. dama naan wax su ji ma jël parole xas ko bu ma neex du wax dara. mais tey moom dafa ma ne toppatoon ku sa baay. te yaay sama ndey am bëgg nga leeral ma. te bu ma fen mukk. yaa ji ne ko lu ngeen seet ba mu wax la loolu. ak fan laa ko waxee. ci biir nit ñi ay kilifa yëpp toog. daanaka journaliste yi ñëpp a ngi ciy wax. yaay la tënki ma. mun na ko jógam ñu àndam làqu ci ginnaaw sàkketi. ah da ngaa wax lu ëpp de boo noppi woon de lii du la dal. li dul wax te kilifa la de. mun na ko sa wéjur de kilifa la waaye dafa dem ba mujj dafa tële. la ma bëggoon mëntu ko am sàmm bi doon ratt meew di la indil ko la jur. nii la téye moom ba ni mu dee. moo tax na bëri na loo xam ne bi tey bu nit noppi woon sutura. yàlla suturaal la. waaye ba ma waxee ba wax ju ñaaw ba ñaaw nag yàlla na ko nee ko ku sa baay. yàlla xam na li démb ak tey. xam ne na bëgg lu fekk. pour lan mu war a wax ju ñaaw moo tax ma ne la. moo tax yu islam bëgg ñuy ànd bu rafet ndax lan way ëllëg. léegi ak wax léegi. bëri ko xam-xamu dara rek ñu wax benn wax mu xaru ji mbaa mu tuxu. parce que moom xamul nu cosaanoo. waaw loo tax doy baan wax ne doom bu xasi juddu. moom ñëpp yam innocent la. ndax indiwu fi boppam. waaw léegi ñaari ñi seqoon loolu nag la sari ak tegu seen kaw. moo xam ku amoon soxna ba di ko def ko comme ni ko wax dañ ko war a rey. ku góor ku jigéen ki. koo xam ne nag mosu ko am ñoom ñëpp dañ leen caw. bi caw publiquement ñëpp ñëw. dóor xam ne dóoru yërmande. mais caw bi alxuraan indi na ko mais est ce que rey bi alxuraan indi na ko. waaw non rey bi indi na ko ci kaw ko am borom kër. waaw moom la wax. waaw xam nga bu fekkee caw bi moom xam naa ko mais rey bi est ce que kii alxuraan indi na ko. non alxuraan sari ko indi. alxuraan sax am na fu mu wax ne dañu rey. waaw am na fu mu wax noo rey waaye gis nga adduna day dem ba mujj. yàlla ci yërmandeem ci ko yaatu ji. day wax ne doomu adama ak xam nga lax dari wax na ko. suratu tawba. waaw xam nga dafa ne annadamu ala ma faat. waaw. waaye nag an yitu an la yahudu ila sabi fii ma baqi bi umri. kon ba tey wax ci dugg na. man bu ma xamee ne def musiba. bon peut-être adduna ceddo dugguma wala baneex dugguma ma dem ma xam ne que def na erreur. sama conscience toogatul mënutuma jàmm yàlla mënutuma liggéey ndax yàlla nee na lii la may def. tiit naa ci yàlla kon tuub ko.
xam nga toujours moo tax suuratu Tawba bu ñu bëggee ne lu nit bu defee naa nga dañ ko rey rek kon ñëpp lañ leen ñëpp lañ leen rek mbaa ñu duma leen waaye tax yàlla ne indi nag solution kon nañ tuub tuub boobu nag bàyyi lenn ci ñun ñëpp nag bu ma njaaloo mbaa ma dóor mbaa ma rey nit ci teyuma ko yàlla ne tuubal yàlla bu ma ci delloon waaye na fekk nag na dëggu ci li des sa dund léegi boo ko teyee nag ba mënoo tuub non ba tamit boo ko tey mën ko tuub ci kaw rëccu la xam nga tey bi moo tax ñu ne ñaar nit bu ñuy xeex ba reyante ñoom ñëpp la ñuy rey lu ko tax parce que ku ci nag amul intention rek kenn ki waaye ba tey moo tax mën na solution am na ndax yàlla innahu xafuur rahim yàlla ku baax la tëjul ay portam waaw tëjul portam xam nga foo koy xamee jàng nga xale Ibnu Wali ñaata nit la rek ci jullit tegal foofu baaraam ñu dem rédaction il est exactement 0 heure